leen gërëm bu baax mbokk yi ci ni ngeen àndee ak ñun seen télévision Futurs Médias seen émission Libidoor ñu yegg si waat ci di leen gërëm bu baax ni ngeen di àndee ak ñun weer bu nekk ngir ñu jukkil leen li nga xamante ni moom mooy ay questions liées au genre xam ngeen ne jigéen ñi dañoo am pàcc bu am solo fii ci TFM moo tax nag weer bu nekk ñuy daje rek ngir waxtaan ak yéen ci question yi intéressé bu baax a baax jigéen ñi. xam ngeen nag ci weeru janvier bi ñu jàll dafa nekkoon weeru élection locale jigéen ñi nag am ci taxawaay bu am solo moo tax tey jii dañoo fas yéene daal di xayma bu baax a baax liggéey bi mais surtout aussi xool yan perspective la jigéen yooyu mën a am ci wàllum politique xool dundin wi mais aussi présenter leen li nga xamante ni moom moo fi guléet Sénégal am fi ay présidente conseil départemental loolu yëpp danañ ko waxtaanee seen émission Libidoor dañ ciy ànd nag tey jii ak invité bu nga xamante ni daanaka kenn dootu ko présenté ti muy kon Marema Touré épouse Thiam bu ñu ne épouse Thiam nag suñu xel day dem ci professeur Iba Der Thiam di ko ñaanal Firdaws moom professeur Iba Der Thiam kon jàpp leen ne Marema Touré moom docteur la en sciences sociales ak sociologie tey nag mbokk yi bu ñuy tàmbali émission Libidoor dañuy rek daal di wane aussi suñu naqar gannaaw ba kenn ci ñun daal di ñàkkee wajuram bu jigéen muy Naata Mbaye nekk chroniqueuse fii ci émission Libidoor yaayam di Jeanne Kouyaté nekk aussi suñu wayjur bu jigéen ndaxte yàgg nañoo tete daal di dëddu àdduna di ko jaal bu baax a baax famille Mbaye bi yëpp di ko jaal famille Kouyaté mais aussi di ko jaal waa Mbour bu baax a baax donc Naata di bokk ak yow bile nakar donc sans plus tarder dañuy rek daal di nuyu ñi nga xamante ni ñoom la ñuy àndal tey ci émission bi laataa ñuy dalal kon suñu gan dañ koy tàmbalee ak ki nga xamante ni moom mooy Yacine Bonbon comme ni ma koy faral di waxee Yacine maa ngi lay nuyu di la ziar. Dina maa ngi lay fay di la dellu di la ziar. di wax rek comme niñ koy defee saa su ne asalaamaaleykum wa rahmatullah barakaatuhu di nuyu bépp kilifa diine ak aada boo xam ne yaa ngi yeewoo ci réew mi mais l'ensemble des téléspectateurs de la télévision Futurs Médias di nuyu suñu gan bu tedd bi di soxna Marema Touré di nuyu Marie-Louise di jaal soxna Naata bu baax a baax di ko ñaanal yal na waajuram bu góor xippe àjjanay firdawsi yàlla na suuf sedd ci kawam yàlla na ko yàlla may xolub muñ ndax waajur bu jigéen daanaka dañuy faral di wax soo ko ñàkkee ñàkk nga sa moitié dafay mel ne dafa am luy denc yow waaye nag comme li borom bi di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ci yàlla la ñu jóge ci moom la ñuy delloo te heure bu suñu mission matee ci kaw suuf de faw ñu wuyu ji ko donc rek li ci des mooy ñaanal ñi ñu jiitu di wax yàlla yeexee ñu te yàlla na yàlla wàcce yërmandeem di wax rek ne tey thème bu am solo la ñu abordé muy li nga xamante ne femme et politique man comme ça su ne damay xool soit l'aspect social wala ma indi li nga xam ne mooy les risques yi nga xam ne mën nañ ko encourir am na élément récit bu am solo bu ma si def xam naa incha allah dinañ ko détaillé ci kanam bu baax a baax di nga ñu retracer li nga xamante ni moom mooy yenn ci ay jaar-jaar kon femme politique wax ñu aussi ni nga xamante ni jot nañ ko dund loolu ci kanam lay doon merci beaucoup Yacine. Marie-Louise rejoindre nañu kon ci émission Libidoor j'allais dire Déclic mais c'est émission donc Libidoor Marie-Louise di la nuyu aussi di la jox sa wàccuwaay. maa ngi lay fay Diena di nuyu tous les téléspectateurs de la télévision Futurs Médias di am mbégte toogaat fii ci émission Libidoor di dalal suñu gan bi soxna Marema Touré une belle dame boo xamante ne c'est un plaisir dajeek moom tey mais tey di Libidoor bi dafa xaw a comme ni nga ko waxee dafa xaw a naqari commencement bi parce que dafa am nouvelle bu tiis boo xam ne dañ koy yëg ci suba muy Naata mu ñàkk waajuram bu jigéen ñu gisoon relation complicité bi am seen diggante nu mu jàppee doomam yi nu ñu complicité bi ñu am mu am naqar boo xamante ne ñun ñëpp le matin dañ koy ressentir dañu forcer pour def ko lu mënul ñàkk dañ koy def dañuy def liggéey bi ñu ngi koy jaale bu baax a baax la famille Mbaye de Mbour ñun waa Mbour lañ xam nañ donc ñu ngi leen di jaale bu baax a baax ci naqar bi nga xamante ne moom la ñuy dund comme ni nga ko waxee ñu ngi génn ci ay élections territoriales femmes yi ñu am ci benn rôle bu important boo xamante ne dañ ko def parce que avant la femme elle était limitée à rassembler tàccoog yooyu mais tey ñu ngi ci instance de décision yi donc les jeunes femmes am na rôle boo xamante ne am nañ ko ci élections territoriales yi tey am na 2 femmes yoo xamante ne rencontré naa leen au cours de l'émission dinañ ci xuus bu baax a baax. incha allah danañ ko xoolaat ci kanam xool aussi seen engagement ci wàllum politique alors ñu dalal suñu
suñu gan Marema Touré moom mi ñuy kon wax madame Libidor épouse Thiam donc depuis ba professeur Iba Der Thiam làkko ba léegi kon gisantewuñu di la ko jaale aussi bu baax a baax di la dalal ak jàmm ci suñu émission donc Libidor. salaamaaleykum Dieynaba maa ngi nuyu askan bi yépp ñi nga xam ne ñi ngi ñuy déglu di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi di dellu di ñaanal suñu ay waajur ajaratu Roqee Joxaane ak Alaaji Saaliwu Ture di ñaanal nag bu baax a baax Alaaji Iba Der Thiam mi ma yàlla booleeloon te mu jiitu di wax nag inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ci yàlla la ñu jógee te ci yàlla la ñuy dellu di jaale Alimatu Sadiya ak naata ak seeni càmmiñ di wax ne Jeanne Kouyaté bu juruloon soxna naata sax am na wàll ci Libidor parce que jigéen ju amoon takku la jigéen ju nangoo liggéey la woon lu baax jigéen bu amoon ngor la jigéen ju ñu denk ay fonds la mu defar ko ba ni mu àllaa traité te kenn déggul ci Jeanne dara du jàmm ak salaam man nag mu nekk sama xarit maa ngi def Fatiya di def Ixlaas di ko defal fiddaaw di ko ñaanal yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam di la gërëm itam nag Dieynaba yaag sa xale yu rafet yi nga xam ne ñoom ngeen àndal ci woote wu tey bi parce que bu fekkee da ngay def émission boo xam ne da nga ko jagleel genre thème boo yëkkati day am solo waaye boo yëkkatee thème bi nga xam ne dafa nekk taxawaayu jigéen ci politique da ngay yëkkati thème bi nga xam ne moo ëpp solo parce que question de genre approche genre problématique u genre li ko wutale ak problématique yi nga xam ne daf fi nekkoon avant moom ci lu jëm ci saytu ak xool taxawaayu jigéen ñi ci biir askan bi moo di dafa jël pouvoir teg ko ci digg bi ci lii anglais yi di wax mainstream ndax problématique bu genre dafa wax ne bu fekkee da ngay natt diggante bu nekk ci société lii nga xam ne moom nga koy natte te mu landi mooy pouvoir te yaayu pouvoir yi nag mooy pouvoir politique. pouvoir politique. kon jigéen ñi am pouvoir économique dëgg la ndax pouvoir économique day contribuer ci pouvoir tout court jigéen ñi am pouvoir sociologique ci seen statut dëgg la ndax day contribuer ci le pouvoir tout court mais le pouvoir tout court pouvoiru nas ak nocci pouvoiru def ak dindi mooy pouvoir politique. kon yaakaar naa ni woote nga ay thématiques yu bari waaye woote nga ndeyi thématique yi tey mooy femmes yi ci politique bi te politique boobu bu fekkee ni dafa nekk ci démocratie li nga xam ne moo koy dëggal di ko dundal ba nga xam ne boo ñëwee démocratie sax dañu koy jaawale ak élection loolu mooy li nga xam ne moo ci ëpp solo kon nag effectivement yaakaar naa ni bu fekkente ni saytu nañu taxawaayu jigéen ñi ci élection yi mooy saytu nañu taxawaayu jigéen ñi ci politique bi mooy ne saytu nañu taxawaayu jigéen ñi ci askan bi jërëjëf bi nga ma woowee ci boobu waxtaan. En tout cas on ne pouvait pas mieux donc avoir je pense que di ngeen d'accord ak man Yacine ak Marie-Louise comme invité moom Marema Touré mu ñëw waxtaan ak ñun ci mbirum femme ak politique mais peut-être balaa ñuy commencer donc Marema Touré ñu ñëw ci Libidor parce que émission Libidor dañu ko créer donc ne émission Libidor donc ñu ne Libidor moom mooy or bi nga xamante ni généralement moom la jigéen ñi doon teg ci seen ay musóor catu musóor pour gën a taaral jigéen mais yow ñu gis ne symbole nga ci parce que même début du Libidor sax bëggoon naa la invité pour nga ñëw wax ñu un peu ci ni ñu koy takkee ak symbole bi peut-être avant ñuy xuus peut-être ci émission bi. waaw
jërëjëf itam ci loolu Dieynaba bul fàtte ne man sax cokkaas naa la. ma woo la ba jot la ci téléphone ma ne la ah. Dieynaba yow yaa ngi jël sa émission tudde Libidor te maanaam sax tàgguwuloo borom Libidor ndax man maa ngi tudd Marème ma sant Touré waaye ca sama turandoo soxna Marème ma Touré yal na ko yàlla xare àjjana te suuf sedd ci kawam ba ci man mii Soda Libidor la ñu ñuy woowee ndax li waral Soda Libidor sama turandoo dafa bari woon ay Libidor di nga gis sànq sama mbandali yaay sama yaay mbandal ay Libidor sama turandoo mbandal ay Libidor fekk kenn ku ci nekk def nga caqu Libidor doomam ji mu daan àndal ñu di ko wax Modou Diop Yacine Dumbe bu dajee mooy bàyyi Ngunju Diop ak Dior Sall ak Yelli Buur maa ngi leen di nuyu ak seeni sama doom ji bu sama bàjjen jógee mu ne ko Soda Libidor Marème Dollar ndax sama bàjjen dafa yore woon restaurant américain yi dikk lekk ci restaurant boobu fayee ko ay dollars ma nga dëkkoon dëkk quartier bu ñu naan Paris ci Jaareem li tax quartier boobu tudd Paris mooy maam Cheikh Anta Mbacké moo jëndoon étage ca France étage yu baraak ñu indi ko ba Njaareem teg ko ci ginnaaw raay bi foofu tudd quartier Cheikh Anta Mbacké waaye diggante ba mu dëkkoon Paris la tudd bi ñu joxee sama bàjjen dollar bi mu dem ci maam Cheikh Anta Mbacké mu ne ko lii mooy xaalis ci Amérique mu Diop Yacine Dumbe nag daa kantale sama bàjjen Soda Libidor Marème Dollar Libidor dëgg la dinañu ko mbandal waaye Libidor comme son nom l'indique c'est la déformation de louis d'or du parce kon du que lii door c'est la déformation de louis d'or d'accord parce que c'est Louis XIV qui a frappé la monnaie de France avec son effigie def boppu Louis XIV ci monnaie wu France ñu wax ne des louis en or donc loolu mooy louis d'or Libidor nag wëlbatiku doon tey comme ni ñuy jënde lingot di côté lingot boo demee bourse de France bourse de Paris wala nga dem ci bourse ba mu mënti doon ndax dëgg la lii ma takk Libidor la mais bii boo ko xooloon tey bopp Krugerrand moo ci nekk parce que yii maa ngi leen jënde Afrique du Sud Afrique du Sud itam dañu frappé seeni monnaie ci bopp Kruger mooy ki nga xam ne moo fondé seen nation waaye muy Libidor muy Krugerrand muy beneen boo demee tey bourse ba dañu la naan ful Libidor bi mooy bu fees bi waaw mi ngi nekk ci diggante 33 grammes wala 34 grammes diggante 33 ak 35 grammes ñu di ko def ci 21 carats lingot nag moom ci 24 carats la ñu koy def muy 99,9 boo demee tey nga xool léegi sa internet nga tàppe dañ la naan Libidor tey nangam lay jar ñu di ko coté mu nekk nag valeur refuge lii takkuma jaaro yi dafa nekk xaafu Libidor mooy genn wàllu Libidor d'accord fii ñun ci Sénégal dañ ko daan wax dërëm d'accord mu am tànk am niini lii nag mooy niini mooy Libidor bu ndaw man nag Libidor bu mag laa daan bandaloo ndax sama turandoo yàlla dafa def bi muy laataan a génn àdduna mu ne bu deewee balaa nu koy miraas nañu ci génne Libidor jox ma waaye comme Libidor léegi xam naa ni bu mag bi neexul di promené woo moo tax may promené woo ak nii nii ba léegi Sénégal xam maak nii nii ak Libidor bi Yacine Marie-Louise nii rek laay solo Libidor bi waaw fu ma sa dem njaboot ndax njaboot ji aussi da ngay continuer ak ñoom noonu ah njaboot ji waaw ndax ñoom bi dañuy takk Libidor ñoom takkaguñu Libidor waaye nag astukan moom léeg-léeg mu ma dal benn Libidor mu waddal benn Libidor léeg-léeg mu ma dal benn Libidor man suñu def émission nag ma war a abal benn waaw man may langal man tamit man léeg-léeg damay mbandal ba mu fees waaye nag comme yàbbuma leen loolu moo tax ma def benn Libidor bi nga xam ne rek moom laay yendoo di ko fanaanoo macha allah Yacine mu nekk lu intéressant ma am lu ma ci jàng macha allah parce que Libidor dañoo foogoon ne fii ci Sénégal mooy takkaay yi jigéen ñi di def mu nekk loo xam ne cosaan la mais en même temps or la mais tey jàng nañ fi nga xam ne fa la soqeekoo ak fi mu jóge mu nekk lu am solo mais tey damay wax rek en termes de patrimoine fii ci Sénégal
nan nga jàngate culture bi sur le plan de maam yi ni ñu daan takkaay defee takkaay yi ndax dafa amoon lu mu daan signifier ndax tey lu ñu waroon lawal la ba ñun tey ñuy def lu mel ne libidoor di ko takk wala am suñu ay cérémonie di ko takk fier ci loolu ndax xam signification bi. waaw xam nga kii cosaan day dox. mais cosaan ci ni muy doxee dafay itam intégrer dafay itam inclure mën naa wax ne libidoor bu fekkee ne dafa juddoo France itam bokk ci culture France sax moo nekkoon seen monnaie bokk na tey ci suñu culture ndax xam nga Sénégal dafa nekk askan wu xareñ nekk itam askan bu fécond parce que bu xoolee da nga boo xoolee togg yi boo xoolee culture bi Sénégal dafay jël lu mu jëlee ci feneen dugal ko ci biir boppam ci nu mu gën a rafete libidoor effectivement xam nga jigéen ñi ay coiffure yu bari la ñu daan am ndungu xew na fi yoos xew na fi jeere xew na fi lu ne xew na fi waaye mbandali libidoor moom dafa bokk ci li nga xam ne dafa marqué coiffure u Sénégal parce que xam nga culture bu nekk li nga xam ne moom moo koy ràññale yeneen culture yi mooy li nga xam ne moom lay won nit ñi li muy won nit ñi nag moo tax takkaay itam dafa am solo parce que gis nga libidoor yi dañ ko def lam waaye am na fi ay temps yi nga xam ne am na lam yi nga xam ne dafa xewoon mënoon naa ko indi rokkas lañ ko daan woowee da nga daan boole ay dërëm wala ay tànk rokkas ko ba mu fees dell nga def ko lam sama turandoo comme ni ma la ko waxee dafa daan def caq libidoor ba ci suuf am naa sama benn mag bi nga xam ne yal na ko yàlla xare àjjana moom itam Fatou Kiné Thiam la tuddoon mooy yaayi Mohamed Boun Abdallah Dionne mi nga xam ne nekkoon na fi premier ministre ok dafa daan def ceinture or rakkam soxna Thiam sama ay loolu ñoom bees mag daal loolu du lu bees parce que takkaay ci li ñuy wone la di wone jigéen ñi mooy li nga xam ne itam nag mooy wone xarala wu réew mi parce que xam nga takkaay moom tëgg ko tëgg boobu nag nekk ki nga xam ne ku diggu la ci xarala réew mi loolu moo tax ba libidoor yi jamono la li muy exprimer itam lu baree bari la lu yaatoo yaatu la lu xóot a xóot en tout cas loolu mat na émission macha allah comme ni ñu wax rek juumuñu ba ñu ko indee moom Marima Touré pour ñu wax ci mbirum femme ak politique gis ngeen fenêtre bi ñu ubbi pour waxtaanee lu jëm ci libidoor parce que je pense que c'est toujours important de savoir aussi suñu yenn si suñu cosaan fu mu rek daal di jógee en tout cas merci beaucoup donc Marima Touré alors ñu dugg léegi ci vif sujet bi mooy femme et politique xam ngeen ne ci élection yi ñu jàll ci élection locale yi lu toll ci 557 collectivités locales 18 femmes rek ñoom lañ ci élire maire ci jamono ji ñett aussi ñoom ñoo ci nekk présidente donc bu département ca Sédhiou ci Koungheul ak ci Tivaouane yaakaar naa ni xayma yi noonu la yow nan nga ko jàngatee waaw xam nga jàngat bi dafa dellu ci lii nga xam ne mooy jigéen bi ni mu diggoo ci askan bi rek ak ni nga xam ne noonu la ñu demee ba ñu safantal ko ci politique bi parce que xam nga 18 femmes maires ci 554 bariwut xam nga ñetti femmes bariwul waaye nag bu fekkee da nga ko bëgg a jàngat da ngay jàngat fa ñu jóge ak fi ñu egsi parce que li muy néew ci lim évolution am na xëcc nag boo ko dee def bu yàggee bu daggut day dikk kon nag mën naa wax ne néew na ci li nga xam ne moom la jigéen ñi représenté ci askan bi waaye nag nekk na tepp parce que avancé na tuuti ndax bu fekkee da nga xool ci 2014 15 femmes moo amoon comme maire ci 554. 554 oui. waaw loolu boo ko xoolee ay 2,69% la woon matul sax 3%. tey boo ko xoolee xëy na 3% rek la soriwul torop mais li ëpp solo mooy ne mi ngi évoluer te itam jigéen ñi amoon nañu gën a tiit
ndax xam nga bi élection locale dafa dëppoog bi nga xamee ne mooy première fois ñu fal maire yi ci suffrage universel. xam nga bu fekkee da nga fal maire yi ci suffrage universel jigóor ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite parti yi ñoom ñi nga xam ne ñoo contrôler appareil yi ñoom itam ñooy ëpp ci tête de liste majoritaire yi. amoon nañ sax nag ay tête de liste majoritaire parce que bi nga xamee ne moom laa mujj a déglu xayma bi amoon na 114 femmes yi nga xam ne nekkoon na tête de liste majoritaire. te li amaat solo ci biir loolu itam li nga xam ne war nañ ko jàngat mooy ci biir 114 yooyu dafa amoon femmes yi nga xam ne dañu nekkoon ci seen appareil ñu génn ci appareil boobu comme niñ ko gisee ci appareil yi ñu génn ci appareil boobu dem woote seen liste. loolu li muy wone je pense noonu la defoon. waaw li muy wone mooy na jigéen ñi ñi ngi gën a am fit ñi ngi gën a dëggal seen bopp ñi ngi gën a taxaw parce que bu fekkee ni fal nañ leen ak bu fekkee ni faluñu leen yépp li nga xam ne moom moo am solo mooy ñoom taxaw nañu ñu jël seeni matukaay. alors nekkuñu jigéen ñi nag ci biir politique bi comme li ma wax dafay nekk tuuti reflet wu nekk ni jigéen ñi ci biir askan bi parce que xam nga stéréotype li nit ñi gëm te di ko waxee te di ko refléter te itam muy wax joo xam ne ci askan bi la jóge jigéen dañ koy jiite jigéen du jiitu jigéen ni xel mi sëggee noonu ni wen yi sëggee noonu la xel mi sëggee loolu lañuy wax jigéen dafa war a topp ci ginnaaw jigéen dafa war a nekk nii loolu sax man mën naa wax ne juddoowu fi daf ñoo dab ndax Sénégal gi ku ko seet di nga xam ne ci ay maam ba ci mamaat jigéen daan na fi am kàddu boo demaan ne kii buur la di nga ne kii mooy lingeer bi nga xam ne mooy ndeyi buur bi wala mooy magi buur bi wala mooy rakki buur bi mooy jigéenu buur bi wala mooy soxna si buur bi boo demaan ci yenn réew defe naa ni li ci gën a nekk figure emblématique mooy waa kër Fatim Yamar Xuriyaay njëmbat ak ndate ñi nga xam ne kenn ku nekk jiite nga wàllu doon barak waaye boo demee ci Bawol gi ma dëkk di nga xam ne ku wax histoire wala ku déglu histoire dégg nga Lat Sukaabe Ngoone Jeey doomam Fatim nga xam ne dañu naan Lat Sukaabe dafa xeex ba bàyyi xeex Lat bu tracé bind leetar ne ko maa ngi ñëw Kajoor ñu ne Lat Sukaabe woo Kajoor Kajoor woo Ngoone Ngoone jëf ak ñoom te loolu fu ma mënoon a xool ci gox fii ci Sénégal ci royauté yi nga xam ne ñoom ñoo constitué Sénégal dinaa ne Ngoone moom mu nekk na fa njëmbat nekk na fa ndate nekk na fa waaye bi ñu demee nag ba nga xam ne tubaab bi nga xam ne moo indi Libidoor dafa indaale itam nag ci biir nootaangeem boobu ay jikko ak jëfin yi nga xam ne dafa xew ci réew mi loolu dellool na jigéen ginnaaw ba pare itam nag société patriarcale mooy société bi nga xam ne wax dëgg yàlla dafa ëmb ci pouvoiru góor te mën a la genre li ko wutaleeg IFD wutale kook approche u bien-être mooy ne genre dafa ne pouvoir la ñuy war a saytu société boobu dafa nekk itam lu landi loolu nag boo seetee ci jigéen ñeeg économie bi wala nga seet ci fu mu mënti doon loolu mooy li nga xam ne moo lal jigéen ñi itam seen wàll ci politique bi waaye gëm naa ni nag jigéen ñi li nga xam ne moo leen di yeewi ñaar bokk na ci ba ñett mais li ci ëpp solo mooy gëm seen bopp ak dëggal seen bopp te élection yi won nañ ne jigéen ñi ñi ngi gëm seen bopp ñi ngi dëggal seen bopp beneen bi ci am solo mooy ñu légiférer amoon na benn Lacordaire bu daan wax ci Révolution française mu ne entre le fort et le faible c'est le silence qui opprime et c'est la loi qui affranchit kon nañu légiférer bu baax a baax a baax gis ngeen ne Sénégal même bu fekkente ni parité bi bëgg nañ lu ko gën a yàkkali mu dem ba ci fonction yi nga xam ne du fonction élective yëpp itam nekk na benn pas en avant boo xam ne bu am solo la bu diggu la te kuy def fii mu nekk nii di nga def ak loolu defe naa ni loolu itam mooy li nga xam ne yàbbi na
ci élection yi nga xam ne ci la ñu génn. de toute façon lu jëm si wàllum parité que yooyu noonu dinañ ko daal di waxtaanee si kanam parce que am na ay collectivités yi nga xamante ni respecté wuñu parité bi. oui Marie-Louise. waaw foog naa moom xaw na campé na le débat. Marema maman baax na lool bañ campé na le débat par rapport au sujet parce que sànq nee nga évolution bi fu ñu jógee ak fi ñu ñëw. gaa jigéen ñi ñu ngi dëggal seen bopp tey ci langue politique bi di am ay postes de responsabilité mais dafa des. ci lan parce que tey jigéen femme chef de parti pratiquement bariwul ay benn ñaar nga ciy gis foog naa pare naa ba mu ko defee dañ ko doon reetaan est-ce qu'il n'est pas temps tey jigéen ñi am seen fitu bopp parce que xel baa ngi fi xam-xam baa ngi fi elles sont derrière foog naa elles font le gros du travail est-ce que jotul tey ñuy am ay femmes chef de parti su ko defee ñoom ñu nekk tête de liste du ñu nekk ginnaaw kenn parce que tey le grand problème mooy loolu tey soo nekkee da nga nekk ginnaaw nit tu es obligé kooku suñuy fal moom la ñuy njëkk a fal avant ngay ñëw voilà tu es toujours second. waaw xam nga ci chiffres yi ñu mujj a jóge ci ministère de l'intérieur dañu ne 332 partis ñoo nekkoon ci Sénégal ñu ne 332 yooyu 18 fukk ak juróom-ñett la ci jigéen déclaré effectivement loolu lu néew a néew la mais comme li may wax xam nga politique bu Sénégal dafa bari lool bu tey laa wax dafa bari lool lu mu doon ne ci France ndax xam nga noot réew yilif réew moom bu def ko sa moomeel du rekk loo xam ne dafay nekk ci politique bi dafay am li nga xam ne da nga koy def ci boppu nit ñi def ko ci ngëmu nit ñi def ko ci taxawinu nit ki dem ba nga xam ne nit ki ci boppam bu fekkente ni dafay xool identité am dafay nim sa identité am loolu moo tax ma gëm ne nooteel gi li mu fi yàq dafa bëri parce que dama la naan réew moo xam ne jigéen da ko daan jiite réew moo xam ne dañu daan wax ne bu deflante amee ñu ne demal jëflante na jigéen jiitu pour jëflante réew moo xam ne lu ñu daan nas ci penc mi dañu ko daan waxtaane ci urmbal bi walla ñu waxtaane ko ci guddi gi ndax dégg nga ku nekk dégg nga fii ci Afrique ñu di wax danaa la lii nga xam ne moom la sikkim bi wax ci penc mi ak ci pey bi boo bëggee xam lu mu doon da ngay doxantu ba ca teen ba nga laaj ko létt yi loolu lu sore parce que xam nga du fekkee ni da ngay xool pouvoir da ngay xool réseau de pouvoir mais mënuloo comprendre réseau de pouvoir bu fekkee ni comprendre loo réseau d'influence pouvoir ak influence dañu ànd def nii mais xam nga réew moom bu fekkente ni dafa dem tey ba ñu naan ñetti téeméeri parti ak fanweer ak ñaar fukk ak juróom-ñett la ki jigéen jiite da ngay xool fan la recul jóge effectivement ànd naa ci bu baax a baax ne jigéen ñi war nañu gën a dëggal seen bopp waaye jigéen ñi ni ñu duggee ci politique bi ni ñu egsee ci langu parti politique moderne yi loolu moo tax ba fii mu nekk nii nekkuñu jëmmal seen bopp parce que jigéen ñi ba nga xamee ne parti yi dañu fi nekkoon boo xoolee BDS boo xoolee SFIO boo xoolee ñi nga xam ne ñëpp dañu fee nekkoon yore parti kenn ku nekk sa ay jigéen la dëgëral waaye booba jigéen dafa daan dem ci pays bi Soukeyna Konaté dem jàppale ji Lamine jàppale ji càmmiñam moo tax fan yi dama am débat xam naa dinañ ci dikk ci yeneen temps xam nga y a tout un débat sur la masculinité positive bërki démb bi ma demee nekkee Union africaine semaine dernière mooy bi président Macky Sall dee jot martabaawam pour nekk président Union africaine bi ñu waxee ci biir salle bi ñu ne président wu Congo bi def nañu ko champion pour la masculinité positive mu am ay ree ci salle bi mu am sax ay nit foofu yuy wax naan loolu moom mooy lan ak loolu fu mu jógee man ni de loolu de man Mariéma Touré mii sas naa sama bopp ne dinaa jël sama xalima capp ko ci daa wax ne ku wax loolu rek Afrique nga waxal ndax réew a ngi nii moo xam ne muy suñu Sénégal gii càmmiñul jigéen ñi daf fi am solo
boo juddoo ci kër sax dañuy dal di jël sa doomi baay jox la ko nga laxasaay ko nga nekkub jigéen mu nekk sa càmmiñ kon nag bu fekkente ni he for she góor goo xam ne daf fi nekkal jigéen ñi loolu jëggaani wuñu ko seetaani wuñu ko dañoo dëggal suñu bopp kon masculinité positive moomu ci ñun ci la bokk bu baax a baax a baax a baax a baax nekk lu ñu inventé waaw donc mais masculinité positive moomu moo jur itam nag féminité positive parce que jigéen ñi comme dañ leen a wonoon ne parti politique yi lang la ak géew la yoo xam ne yi góor ñi ñoo ko langoo moo tax ñoom dañu daan dem ci biir parti yi pour dëggal seen càmmiñ ni parti yi juddoo moo jur loolu moo tax tey rek la ñuy taxaw di dëggal seen bopp xam naa ni balaa moo yàgg fukk ak juróom-ñett yooyu dina dem ba nekk ay nangami téeméer parce que jigéen ñi ci seen bopp ñu ngi dëggal seen bopp bu baax a baax. on va revenir tout à l'heure ci question yi Marie-Louise. justement même kii bi la de soo bëggee mën naa. waaw même lancé bi la parce qu'on doit lancer aussi l'élément de au-delà ci Yacine. dëggal seen bopp am na beneen problème boo xamante ne bëgg naa ci sa avis le problème de moyens parce que tey jigéen ñi ñu bëri c'est vrai am na ay femmes indépendantes yoo xam ne mënal nañ seen bopp mais am na ñoo xamante ne mënuñu financer politiquement seen parti parce que politique Sénégal dafa laaj xaalis bëgg naa sa avis ci loolu am na ñoo xamante ne mën nañ ko mais politique aussi intéressé wu leen. waaw xam nga bi may wax léegi gàllankoor yi nga xam ne ñooy ndeyi gàllankoor yi jigéen ci biir politique. xaalis bi ci la bokk. waaw mooy ne bu fekkee da ngay xool tam tey sax li mu pauvreté bi jigéen ñi ñoo gën a pauvre góor ñi waaye loolu. lu ñu am def ko ci kër yi mënoon nañ ko gas. ba mu gën a xereñ. parce que fortune yi nga xam ne dañ koy wax fii ñu naan góor ñi nekk ci politique moom la ñuy wesaare doon na baax lool ñu saytu xaalis yooyu naka la juddoo alal yooyu naka la juddoo nekk nañ fii ci réew moo xam ne accumulation boo xam ne dañu naan famille bii dafa doon alal ci baayam baayam doon ko ci maamam maamam doon ko kon fortune yooyu naka la juddoo parce que géewu politique bi bu ñu bëggee jigéen ñi nekk fa bëgguñu rek ñoom ñu nekk fa parce que ay jigéen lañu dañu bëgg itam ñu nekk fa pour dundal ay valeurs dañu bëgg itam ñu nekk fa pour dundal éthique dañu bëgg itam ñu nekk fa pour dundal li ñu xam sànq bi may jàllee Jeanne maa ngi wax ne jox nañ ko fi alal ju bëri mu géré ko gérer bu rafet fukki meer ak juróom yooyu nga xam ne ñoo nekkoon ci élection locale u 2014 yi ba fii ñu toog nii amu ci kenn koo xam ne wax nañ ne jaay nga suuf Thérèse Faye mu nekk problème amu ci kenn koo xam ne wax nañ ne këpp nga kees nga daw ak moom amu ci kenn koo xam ne wax nañ ne def nga ci biir mairie bi li nga xam ne day nekk weexi cosaan alors am xaalis bi lu am solo la waaye li gën a baax moo ñu tàggat jikko yi ba nit ñi xam ne politique warul a nekk loo xam ne da ngay dikk naan nit ñi xëpp naa leen alal pour ñu woteel ma dafay war a nekk li nga xam ne da ngay dikk ne man maay kii nii laa mel nii laa def te yii valeur laa gàddu nit ñi woteel la loolu nag dama la bëgg a wax ne sànkar si mi ngi nekk ci biir bopp nit ñi sànkar soosu nag ci biir nopp nit ñi foofa lañ ko war a saafara. dafa may fàttali ba ñu invité ki nga xamante ni moom mooy Soham Wardini bañ fa benn émission elle a tellement parlé de nu mu doon gérer mairie bu Dakar dëgg que la ñu yëpp on était impressionnés de comment moom en tant que jigéen nu mu gérer mairie bi waaw Makumba sonal ko mu fippu donc voilà ci loolu sax dañuy ñëw sax comme on dit sans transition pour xool un peu retracer un peu li nga xamante ni moom mooy dundinu femmes yi nekk ci wàllum politique ñoom seen ay dundu ak li nga xamante moom moo nekkoon seen ay peur loolu dañ ci ànd ak yow Yacine yaakaar naa ni def nga ci benn saytu bi nga xamante ni bu am solo la. def naa ci benn saytu mais le débat est passionnant macha allah. Oui. très pertinent. buy wax sax dama envie poser ko question. Exactement et c'est un débat de fond on le sent macha allah. En fait c'est vrai thème yi suñ ko yëkkatee day baax ñu def un diagnostic ci diagnostic yooyu jéem naa retracer un peu l'historique de la femme et la politique un peu partout dans le monde ak lan mooy frein yi nga xam ne tey moo waral ñu naan 300 partis 18 femmes ak lan moo tax ba tey
famille bëriwuñu ñuy créer parti politique wala ci instance de décision yi daanaka duñ leen di gis am na récit bu am solo buñ ci def ñu dem seetaan ko dellu ci sur le plateau. jigéen ak politique doon na histoire bu yàgg su fekkee am na tànk kanam yu ñu nemmeeku ci yeneen domaine yu jigéen ñi di exercer wu ci wàllum politique taxu kaa demee noonu bu ñu seetloo fépp ci àdduna bi jigéen ñi daanaka kenn du leen gis fu ñuy jëlee yenn décision yi wala bokk lu néew lañ si te bu ñu xoolee histoire politique li ko taxoon a jóg mooy taxaw sa askan nekk seen kàddu xeex lépp loo xam ni inégalité la wala jaay doole ba bépp mbindeef ñu jox la sa ak yelleef bi wax kon jar na ñu amal taxaw seetlu ci ana lan moo tax jigéen ñi am jafe-jafe ci domaine bi rek fii ci Sénégal mën neen tudd ku mel ni Aline Sitoé Diatta reine de Cabrousse nekkoon bañkat doon xeex impôt ak taxe yu tubaab yi bëggoon imposer mu amoon ci taxawaay bu am solo ba nu ko tubaab yi fexeree tuxal Tombouctou ba nu muy ñàkkee bakkanam jàngat yi nag wane na ni am na ay risques yi ci ne li ci mel ni ay xeetu violence yu jigéen ñi di jànkonteel nemmeeku nañ ci violence physique violence psychologique wala sax violence sociale bi ci njëkk di violence physique mi ngi tàmbale ci agression sexuelle harcèlement intimidation ak yi ni mel beneen bi di violence psychologique ay gëstu bàyyeekoo ca union interparlementaire wane na ni lu ëpp 80% ci jigéen yuy politique dañu leen di menacer de mort di leen jéem a sàkku di leen xokkatal wala sax di leen bëgg kidnapper. am na bu ñuy woowee violence sociale maanaam pression bi société bi teg jigéen yi nekk ci politique stigmatisation ak lii di préjugé tax na femme politique yu bari am tànk ginnaaw ci wàllum politique. mu mel ni nag bëri na ay gàllankoor ak i jafe-jafe yu jigéen yi di jànkonteel ci wàllum politique. voilà mu nekkoon njàngat bi nga xamante ni indil nga ñu ko Yacine retracer un peu li nga xamante ni moom mooy peur bu jigéen ñi am ci wàllum politique ak généralement sax li ñuy dund mu nekk réalité. waaw day baax parce que frein soo ko analyser wulee rek pour nga jëmale mbir kanam day jafe c'est ce qu'on appelle un diagnostic pour permettre xam lan moo ci point faible yi. lan moo ci sooke yi pour mën a trouver ay solution ci sooke yooyu nag na may jël juste benn étude boo xam ne NDI National Democratic Institute bi nekk Washington def na ko en 2018 20% ci jigéen ñi yiy def politique mës nañ am agression sexuelle maanaam soit ñu violer leen wala ñu def leen ay attouchement wala wéet ak ñoom ci bureau am nuñ leen def menacer leen bàyyi leen ñu dem 20% la ci 80% des femmes nag ci ñi nga xam ne dañuy def politique suñ leen laajee dañuy wax ne subir nañ li nga xamante ne mooy violence psychologique donc soo seetloo violence psychologique yi moo ëpp mais suñu taxawee tuuti ci li nga xam ne mooy violence sexuelle yi li tax muy continuer di am ba tey c'est parce que surtout su ma ñëwee Sénégal day baax puisque fii la ñuy waxtaane te luy jëmale politique bi moo tax ñuy wax très souvent une femme qui a été victime de viol déjà rek soo jógee ne da ngay politique stigmatisation sociale bi pression sociale bi day jëkk a taxaw parce que fii comme on dit c'est une société patriarcale pour ñun le rôle de la femme c'est de rester à la maison c'est de gérer les enfants c'est de gérer l'éducation noonu ba tey malheureusement am na une bonne partie de la société bi xalaate noonu nga jóg génn ne da ngay dem defi politique déjà yaa ngi peut-être guddee ñëw war a dem ci région yi war a def ay élections imagine léegi nga subir si sa biir engagement boobu nga xam ne yaa ngi défier toute une société pour leur dire que je peux y aller je peux aller de l'avant je peux réussir dans la politique yow léegi ci say naataango ci say kii nga subir ci ay attouchement wala ay agression sexuelle day metti pour nga défendre lu mel noonu donc bëri na ay femmes yoo xamante ne tey toogaale nañ ak yu mel noonu malheureusement et c'est ce qui arrive quand tu subis ce genre de violence sexuelle pour nga mën a affirmer wu pour nga am assurance les sociologues les psychologues en ont fait des études day metti ces femmes là pour ñu wóolooti seen bopp
pour dëggal seen bopp ci politique bi day metti. Donc dafa constituer benn 20% boo xam tey war nañu xool yan taxawaay la ñu war a teg pour les protéger, pour leur permettre de pouvoir dénoncer sans honte, pour tax sax permettre ñeneen ñi nga xam ne ñoo ngi koy bëgg a def ñu renoncer ci lu demee noonu. Violence psychologique yi wax naa ko, jot naa ko laal, c'est les violences sociologiques. C'est pas la place de la femme. D'habitude dañ koy jël comme genre jigéen bu frivole, noonu la ko société bi di xoole. Dans les partis politiques dañ lay intimider quand même, parce que quoi qu'on puisse ñu bañ ko ak ñu bëgg ko, on parle de masculinité positive loolu bëgg nañ ñu gën ci aspirer bu baax a baax. Mais soo duggee ci parti politique yi da ngay gis ne ay clan la, góor ñi dañuy def seen clan, jigéen ñi def seen clan, ce qui fait que day am ay intimidation, am ay menaces, ba ci violence physique bi, au-delà de violence sexuelle bi. Si élection yi passé rek gis nañ ci ay émeutes yu am ba benn xale ñàkk ci bakkanam, mu nekk yoo xam ne tey lu mel noonu tey soo ko subiree ñàkk dara ci nga xam ne sa kër la nekk, nga ñàkkee ko ci loo xam ne yow da nga bëggoon rek jàppale nit wala jëmale sa réew kanam, pour nga relever wu waat, pour nga taxawaat en tant que femme leader, pour nga jiitewaat politiquement sa département wala sa zone day metti, parce que tu as été affecté psychologiquement et physiquement et émotionnellement. Donc dafa nekk loo xam ne tey c'est les deux principales violences yi nga xamante ne détecté nañ ko, mu nekk benn frein boo xam ne sànq Marie-Louise waxoon na ko. C'est vrai, il y a cet aspect pécunier, mais il faut savoir une chose, c'est que tey ni ko jigéen ñi réussir ci association yi, ci mbootaay yi, bay cotiser ba am benn fonds bu leen di permettre ñu mën a jëm kanam, tey aussi noonu la jotee jigéen ñi dans les partis politiques commencer di réfléchir comment aussi trouver ces fonds-là de façon licite, de façon transparente, pour mën a tey fu góor taxawee ne mën naa diriger parti, war naa mën a présenter wu, mu mën a yomb ci yow. Mais fi may bàyyee peut-être professeur, parce que le débat est tellement pertinent que dafa am lenn lu ñëw sama xel. Dañuy faral di kaas di xeex waaw jigéen ñi il faut, mais je pense que combat dafa war di pertinent tamit. Est-ce que tey suñu demee ba dans un, déjà moi je suis contre le fait qu'on ait 300 et quelques partis politiques dans un petit pays de 16 millions de Sénégalais. On nous parle de 18 femmes yoo xam ne ñoo ngi diriger parti politique. Est-ce que tey lu normal si ñun suñu société avec les réalités socio-culturelles et religieuses yi nga xam ne ñun ñoo ngi koy dund, ñu dem ba dëkk boo xam ne on a le même nombre de partis politiques d'hommes que de femmes? Est-ce que su boobaa ñun en tant que li ñuy xaar aussi si jigéen nga xamante ne yàlla bind nañu quand même ñu mën a gérer pas mal de choses. On gère très bien, mais est-ce que su boobaa dinañ mën a arriver aussi à équilibrer cette société? Parce que si say wax dégg naa ne on ne peut pas aussi seulement faire que de la politique. Il y a une autre manière de le faire, il y a d'autres instances, et n'importe qui n'est pas leader, n'importe qui ne peut pas faire de la politique. Marima yaa ngi déglu Yacine ak. waaw dafa laal point yi nga xamante ni. waaw kii Yacine point yi mu laal dafa bare te divers, te bu ci nekk pertinent, te loolu li muy wone mooy complexité société bi. Parce que li mu wax yépp li koy lié mooy li tax violence sociétale. Parce que man léegi loolu itam sama beneen chantier la. maa ngi nuyu sama doom docteur Mohamed Badji, dafa bokkoon ci kenn ki nekk ci sama assistant yi bi ma nekkee UNESCO. Dama ko doon wax toujours ne ko Mohamed, il faut qu'on essaie de sortir du saucissonnement de la violence pour essayer de l'étudier en tant que système, parce que c'est la violence sociétale qui est devenue systémique. Et c'est cette violence sociétale qui s'exprime aussi en politique. Mais c'est aussi cette violence sociétale
qui, quand elle s'exprime sur d'autres sphères, emprunte aussi la sphère politique. ba tax na bu fekkee ni da nga xool violence boobu ni muy exprimer woo ci jigéen ñi parce que damay wax toujours ne même ci concept la violence faite aux femmes et la violence basée sur le genre il y a quelque chose à creuser parce que boo nee rek violence faite aux femmes mooy da ngay ne violence bi nga xam ne dafa dal ci kaw jigéen ñi mais boo nee violence basée sur le genre da ngay dal di wax nag ne violence bi nga xam ne dafa askanoo ci biir askan wi di dal ci kaw jigéen ñi ak góor ñi bu boobaa nag jigéen ñi ci seen bopp sax dafay am côté yi nga xam ne ñoom ci seen bopp dañuy nekk auteur ak source violence bi parce que askan bi ci boppam ak li nga xam ne moom la leen askan le muy rôle de genre mooy exprimer wu à travers ñoom basé sur le genre. te boo xoolee évolution violence sociétale bi ci at yi xoolal rek bi may ñëw fii ci plateau bi maa ngi taal sama rajo ci oto bi may dégg sama mbokk moomu tëgg boobu nga xam ne dañ ko rey ca Cambérène. dañ ko rey démb ci Cambérène ak façon bu ñaaw bi nga xam ne moom lañ ko reyee may xool ci ay at ci ginnaaw rek ñun jigéen ñi bi ñuy génn di wax naan xale yi nga xam ne ñi ngi leen di sàkku di leen rey am na ci xale yooyu ki nga xam ne man liggéey na sama biir kër man Marème Touré mi ay at ñu rey ko yóbbu ko fii ci Wakam ci kaw marché bi bàyyi ko foofu nga gis ne waxuma sax rey bi mais reyin yu ñaaw yi xoolal député boobu te nekkoon fii ci banlieue bi defe naa Fatimata Ndiaye la tudd waa jooju mu daan àndal mu mel ni njabootam la da ngay jéem a xool lan moo changé ci suñu askan ak yar bu rafet bi ñu daan yar nit ñi ak fonk nit gi ñu daan fonk nit ak rafetal nekkin bi ñu daan def li changé ci askan bi ba ñu àttan am néeg ak bon gu toll ni di reyee noonu ñuy reyee boo déggee ñu naan la Mali wala Burkina Faso wala Liptako Gourma maa ngi fa doon étude ci fan yi que ay nit dikk nañu ci buntu marché yor seeni kalachnikov di tiire ci kaw jigéen ñi ñu ne la village sàngam dañoo dikk ba ci biir village bi ñu lakk ko ba pare taxaw ca buntu ba ku bëgg a génn daw ñu tiire la bal nga dee waaw boobu façon mu bon boobu façon mu kiñaan boobu façon mu soxor askan boo xam ne juddu na fa ba nar faa nekk système est-ce que askan boobu du wëlbatiku waat xoolaat boppam jàngataat saytuwaat loolu nga xam ne moo xew naka la mën a xewe ndax ñooñu koy def ay jigéen a leen yar ay jigéen a leen jur ci ay kër la ñu jóge kon lii nga xam ne dafa nëb lii nga xam ne dafa sànkar ci biir askan bi la sànkare kon askan bi ci boppam moo war a def taxaw seetlu mu gëstu li nga xam ne lii moo koy dal ak li nga xam ne moo koy yëngal naka la loolu juddoo ba mu mën a indi pàccal boobu. Donc tout est lié en fait. Tout est lié. Alors je me dirais que ci émission Libidor Dieynaba war nga def boo xam ne ci violence sociétale rek la ñu koy basé ak violence sociétale boobu naka la affecté yeneen aspect ci biir askan bi parce que violence bi ni muy exprimer woo ak forme yi nga xam ne moom lay jël ak fi nga xam ne fa lay jibe loolu lu kéemaane la loo xam ne lii mu ñu jàngal ci suñu biir askan di ñu ko jàngal ci ñun ci suñu bopp lu kéemaane la lu doy waar la parce que violence boobu dem na ba ci bu fekkee dañ ko delloo ci élection yi waaye jigéen ji nga xam ne xeex na am na martaba taxaw na exercer na ay responsabilité ñu toog rek ne ko yow doo falu ndax jigéen nga loolu
te loolu yëpp ci biir askan bi lay juddoo. ci biir askan bi mais docteur duñu am chance toog ak yow tey te duñu la laaj ci violence yooyu tey am na yoo xam ne ñun cosaanoowuñ ko yaa ngi ko fi wax waaye lu ñu daan gis la ñun bi ñuy judd ba di ñuy màgg ci yeneeni contrées tey mu ñëw ba wàll siñu te contrées yooyu dañoo nekk en avance sur la parité sur la liberté de la femme tey est-ce que société bi du dañoo amatul jot éduquer suñuy doom on cherche beaucoup plus la lutte contre la parité dem outil que ñun li nga xam ne ñun en tant que rôle de la femme d'éduquer de suivre d'inculquer les valeurs est-ce que du tey looloo tax xale bi ñuy jur ñun télé bee ko yar internet bee ko yar ak li nga xam ne moo koy seetaan bu wóor mais dafa mel ni dafa am li may jàng ci sa suufu waxtaan te loolu itam dinaa ci àddu bu baax parce que dafa bari ay xamkat yi nga xam ne dañu ñu naan boo xoolee en dernière instance na jigéen ñi dellu ci seeni fourneau toog ci seen biir kër yar seen ay doom loolu moo mën a tax askan bi jóg déedéet jigéen ñi dañu daan boole wuti ak yar man Soda Libidor mii Ajaratu Roqaya Joxaane sama yaay ju baax ji ci àjjana fajar la daan yeewu dem marché boo dikkee marché Njaareem place yi bool a ngi nii bu muy jaayee bool place yi piis a ngi nii bu muy jaayee piis place a ngi nii boo xam ne dafa def ay bali fëgg jaay te balu fëgg jaay yooyu ay jigéen ñu baree bari ak ay xale yu góor ñoo ci doon liggéey bu xëyee jox la bal nga yóbbu sotti jaay bu ngoonee nga dikk di ko fay si ay xale yu góor yu bari yoo xam ne nekk nañu ay grand quelqu'un daan jóge ci yeneen gox ci Sénégal day daan xëy jox la piis wala mu xëy jox la bool ngay dugg di bëccëg mais tere bu ko yar njabootam alors dans le discours idéologique conservateur il y a une forte tendance aujourd'hui qui consiste à culpabiliser les femmes et à dire c'est parce que les femmes ont déserté leur seule fonction qui est une fonction reproductive d'éducation de reproduction sociale que effectivement askan bi li ko dal ko déedéet jigéen da daan jiite wax naa leen sànq ndate wax naa leen ngóone wax naa leen keneen ak keneen mais te jigéen dafa waaw dafa laa jëm sax te jigéen dafa daan jiite di am leadership te du ko tere muy yar njabootam évidemment léegi nag moo tax ma ni bu ñu demee ci violence basée sur le genre ce n'est plus la femme en tant que telle qu'on questionne c'est la société qu'on questionne société bi ci boppam moo nekk ci période anomie mooy période boo nga xam ne même wooyul moo fi nekk mooy suñu structure bi nga xam ne moo nekkoon structuration sociale ba nekk paradigme loolu déstructuré na te beneen paradigme structuré gu te li nga xam ne itam moo ak askan bi di yëngal askan bi dafa bari te dafa am doole benn ci loolu nag mooy effectivement maam Google maam comme maamu xale yi nga xam ne effectivement tey société bi des sama xarit sama naataango Fatou Sarr waaw dafay def lu ñu ko wax mu ne nañ dellu si ci famille te mu wax ci loolu dëgg bu baax a baax mais nañ dellu ci famille tekkiwul ne nañ delloo jigéen ñi ci ginnaaw fourneau yi nañ dellu si ci famille mooy nañu xool société bi nga xam ne tey jii kër gi ak forme d'urbanisation yi nga xam ne moom la am nekk na ba nga xam ne maam nekkatul ci kër gi goro nekkatul ci kër gi kenn nekkatul ci kër gi pour def ceer jàpp ci yaru xale yi dem nañu ba nga xam ne fii mu nekk nii gune yi ci seen bopp effectivement ndey bu xëyee liggéeyi bàyyi xëy liggéeyi ñu bàyyi xale beeg téléphone bi lu ko réer mu laaj ko Google bàyyi xale beeg ordinateur bi lu ko réer mu laaj ko Google mais loolu bu fekkee dañ ko bëgg a tëggaat jigéen ñi ak góor ñi ñoo koy tëggaat ndax nag kaay nag ma wax la sama doom mais li génn jigéen ñi biir kër yi
bu ñu ko wutee ci biir kër gi la ñu koy indi. góor ñi seen dara matatul léegi. ma ne joxe dara. ana programme Sànni leen d'ajustement xeer tuuti. structurel. programme d'ajustement structurel moom nga xam ne moom moo fi jaar. ba mu fi jaaree góor ñi ñu wàññi leen ci seen i liggéey jigéen ñi ñu wàññi leen ci seen i liggéey. mais ñu toog kër këm. waaye bu kër këmmee. ana kan moo am savoir faire u caaf. xanaa indi jigéen. bu kër këmmee. ana kan moo am savoir faire u beñe. xanaa jigéen. jox ci gune gi. mu yóbbaale école mu jaay ci indi yëngal ci li. waaw bu kër këmmee dama ne c'est simple c'est facile de C'est stigmatiser les femmes. On doit cesser cette stigmatisation là. li yëngu li ko yëngal ko ëpp doole te li yëngal askan wi moo génn jigéen ñi. li ku yëngal la askan waxati- wi moo yëngal jigéen ñi. déedéet ah Yacine on va passer. li yëngal askan wi. Waaw. moo génn jigéen ñi Yacine. Jeyda Jeyna yaay Jeyna. non non Jeyda ba yow Yacine yow yaay Yacine du ak sa muraay bu rafet bi. waaw man la dama ne foo demati waaw bu ñu la woowalee boroom wax ju neex ku xam diineem xam askanam ki nga xam ne dafa la naan lii nga xam ne moo xew bu ñu ko bëggee dindi dañuy delloo jigéen ñi ci ginnaaw furno yi na nga leen wax ne lii nga xam ne moo génn jigéen ñi kër yi mooy li yëngal askan wi. ok c'est clair tooguñu rek clair oui mais clair net et précis. ni nga ko fàq ñu de. ni mu ko waxee noonu la dama ne. waaw aji ki ne sow waaw Kiné Sow sama yaay jooju. sa yaay jooju. sama mag ju baax ju nangoo liggéey jooju. ajaratu de ci am ma ci àjjana. yaay Pullo. waaw kay. daan import export. waaye dañuy daan import export. indi ay millions defar ko ba mu ne kooj. ki ne xëy dem marché aselem te daray àll. tardé wut. kenn yabu ko marché HLM. te kenn yebbu ko ca marché marché HLM. te lu mu am indi ci famille am. jigéen ju man góor la aussi. waaw te Kiné te Sow kenn yebbu ko ca marché ba kenn yebbu ko ci famille am. famille bi wallaay bërki yar ay démb la doomam. dem njaareem fekk fa magam Ami Sall defaral ko ba mu ne kooj te dara yënguwut. di nuyu Pa Ale tamit bu baax a baax. bu baax a baax a baax a waaw baax. bu baax a baax ba Ale kan di ko ki ne yàqul dara ci révolution bi. yàqul dara merci beaucoup en tout cas ñoom ni ñu yaree kon aussi seen ay doom le sujet est hyper Dara hyper yàquwul. intéressant te yaakaar naa ne ni mu ko bëgg communiquer ni mu ko génnee yaakaar naa noonu la ndaxte jigéen ñi la leen tax a génn rek bu fekkoon ne kër yi lépp a nga ca rek ñoom duñu génn dañuy toog jàpp seen mais ñaam dinañ ñëwaat ci moom waaw. Marie-Louise su duggee Waaw. am na lu ma la bëgg a laaj mais de. justement lu am nag solo. xam nga dañuy Marie-Louise wax ak Yacine nag jeewo yëpp maa ngi nii toog. te mais xam naa ne ñoo ànd. xam nga dañuy wax jigéen ak politique léegi dafa am une nouvelle tendance une nouvelle génération de femmes yi nga xamante ne dañuy def politique sànq ñu ngi koy wax 18 maires yu jigéen la ñu am ci collectivité locale yi ñu am yëpp ëpp na 500 mais 18 femmes rek ñoom ñoo ci jiite di ci ndokkeel bu baax a baax ku ci mel ni Mayekor Khadija Mayekor aussi Thérèse Faye dafa mel ni les Sérères commencent à prendre le pouvoir donc alhamdulillah en tout cas mu nekk benn déclic bi nga xamante ni gis nañ ko ci élection territoriale yi yu passé justement yow Marie-Louise daje nga ci ak ñenn jigéen ñu bokkoon ci biir campagne électorale bi mais surtout aussi nekk ay femmes leaders. effectivement Dieyna xam nga sànq ci ay kàddoom Yacine dafa wax lu important parce que mu ngi naan violence yi nga xamante ne jigéen ñi moom la ñu subir on a eu kaaw Mariama Sagna la dame de Pastef bi nga xamante ne après rassemblement politique meeting lañ ko reyoon. amoon nañ cas boobu xamante ne dafa voilà dafa métti woon ñëpp ci askan wi donc tey jigéen boo xam ne dafay politique dañ lay wax dafa ñàkk fayda amul fulla dafa ñàkk kilifa ak yooyu mais terewul am na maintenant une nouvelle tendance de jeunes dames yoo xamante ne elles s'affirment tey wax nga ko Thérèse Faye elle a été réélue Khadija Mayekor Lyon la c'est une Lyon voilà dafa saf c'est une fierté boo xamante ne ñun femmes de leur génération dañ ciy am mbégte tey dañuy dem ci ñaari nit ñoo xamante ne elles n'ont pas été mères mais elles sont premières adjointes au maire muy Sira Ndiaye de Mbour ak Aïda Sopi bu Yewwi Askan Wi Sira nag yàgg na ci politique parce que depuis 2006 ci la lancé woon benn mouvement de soutien à Macky Sall en 2008 ñu créé APR ak Macky Sall après la nekk première élève étudiant kii nga xamante ne ñoom ñoo créé maire après membre bu COJER fondatrice bu COJER après ak yeneen moom député la à l'hémicycle mu ngi ci deuxième magistrature am soo ñëwee ci Aïda Sopi elle te dit que
avant 18 ans laa commencé def politique donc elle est née dans une famille de politiciens papam nekkoon PIT muy dem ci ay kii ak yooyu am ay frustration ne man il faut que ma dem pour man aussi Aïda Niang def li nga xamante ne moom laa mën donc on est allé à la rencontre de ces deux grandes dames yoo xamante ne deux lions ñu expliquer un peu c'est la jeune génération bouillante voilà ñu expliquer un peu élection territoriale yi nan la demee woon comment ça s'est passé les difficultés comment elles ont pu gérer toute cette frustration toutes ces peurs toute cette bagarre nan la ñu def ba tey ñu mën a positionner wu ci seen commune ñu seetaan élément les jeunes de Yewwi Askan Wi nga xam ne ñooñu ne Aïda yaa ñu doy waxal ñu te mu nekk benn plébiscite pour le candidat de l'espoir. Sénégal d'accord que jigéen ñi ñoo yor réew mi. Sénégal d'accord que jigéen ñi ñoo yor réew mi. ku xam Sira Ndiaye xam ne peut-être léegi lañ ma gis ma am sax accoutrement bi mais ku ma xam ne je suis tout le temps en basket jean toujours prête au combat. Donc miin nañu terrain bi yàgg nañu ci et ça fait plaisir ñu di ko def ndax Mbour jar na ko loolu moo waral sunu engagement en tout cas man ci wàllu politique su liggéey bi jotee rek bu ngeen ma xoolee da ngeen ma ciy fekk tey mën nañu fier ñun jigéen ñi ci liggéey bu rafet bi ak taxawaay bu rafet bi nga xam ne def nañ ko durant ces élections locales muy lu am solo ba tey boo xoolee suñu bureau municipal tey Mbour est un bel exemple si li nga xam ne mooy l'application effective de la parité tey bu ñu jëlee sur le plan national ak élection locale yi notre petite sœur Aïda Niang ñu gën ko xam ci Aïda Soppi tey elle est élue première adjointe au maire muy lu am solo beneen exemple bi may joxe aussi mooy la jeune dame Khadija Mayakor elle est élue maire de la commune de Golf xam nga loolu lu muy wane Marie mooy tey jigéen ñi wan nañ ne lu ñu leen dénk mën nañ ko doxal beneen bi mooy man bëgguma ñuy jël ne parité prétexte la parité du prétexte parité lu femme yi xeex moomal ko seen bopp muy un acquis qu'il faut conserver et renforcer ci loolu laa gëm parce que je suis une fervente militante de la parité on a fini de montrer nos preuves par rapport ak station de décision yi ñuy nekk yëpp position politique yi ñuy am yëpp on a toujours pris des positions courageuses on a toujours été au combat te loolu day firndeel que ne luñ ñu jox dinañ ko doxal par rapport ak sunu ay profil par rapport ak sunu ay compétences ak sunu expérience ak sunu expertise man li ma gëm mooy cette solidarité féminine au-delà de nos esprits partisans ou de nos positions partisanes dañu war a nekk un bloc lépp loo xam ne xeex la ak combat boo xam ne pour jigéen la ñun ñëpp ñu ànd ci. comme ni ma ko waxee pour wax cëru jigéen tey ak ni ñu war a jàppalee jigéen ni ko proverbe bi di waxee éduquer un homme c'est éduquer un individu éduquer une femme c'est éduquer toute une nation donc muy wane place de choix bi nga xam ne jigéen war na ko am ci sunu jotaay yi ci sunu réew yi ak sunu instance de décision yi. waaw liggéey bi metti woon na dans le sens où boo ñëwee nekk xale nekk ci groupe boo xam ne bëri na ay mag bëri na ay xale tout le temps tu es obligé de prouver mais yàlla def nag ci commune Sicap bi yàlla may ñu xol yeeg xel yi lépp ànd ba bi ñu mettre en place liste yi à l'unanimité ñu tànn ma ne ma yow yaay doon suñu directrice de campagne ma nekkoon aussi tête de liste proportionnelle. terrain bi tamit metti woon na parce que amuñu woon millions yi ñenn ñi am des fois dañ daan suñu caravane bu daan romb sax dajeek yeneen caravane yi dañ daan tiit des fois doon nañu am confiance absolue d'autres fois doon nañu démotiver wu parce que dañ daan gis ni lépp ñun ñoo koy cotiser di defandoo mais yàlla def li muy def ñu gagné ñu fal ma tamit première adjointe au maire. Maintenant le département de Dakar dañuy travailler en bonne intelligence et loolu aussi j'aimerais le notifier. dem nañu ba parti politique foofu amatu fa c'est pratiquement une famille et on est en train de travailler à trouver un consensus avoir été deuxième sur la liste am na ñu bëri ñoo xam ne sas la woon parce que fu ñu nee maire le candidat maire ñu ne c'est une jeune femme de moins de 35 ans qui est deuxième sur la liste. En termes de proposition c'était compliqué parce qu'il fallait être une force de proposition
avoir les pieds sur terre, pouvoir gérer. En même temps, nous avons la commission femmes au niveau de Yewwi, au niveau du département de Dakar, que nous avons tant bien que mal essayé de gérer. Yalla may ñu ndam. Les gens pensent que dañuy ñëw rek ñu mettre ñu lépp sur un plateau d'argent, alors que yaakaar naa femme bu nekk wala jeune femme bu nekk bu la waxee parcours am ak li mu daj ba loolu yegg du lu yomb. Boo ñëwee ci département de Dakar, boo ñëwee ci réunion yi sax à la limite da ngay foog ni c'est les femmes qui dirigent. Et ça, je ne le dis pas pour nous jeter des fleurs, mais loolu moo am. Boo fa duggoon da ngay foog ni góor ñi sax dañ ñuy suivre alors que ñi ngi woon foofu en toute démocratie. Beneen défi bi tamit mooy au-delà de la parité, au-delà des postes que nous occupons, que sur le terrain, que les femmes sentent que quand même il y a assez de femmes qui les représentent, sentent que leurs problèmes sont les nôtres parce que nous sommes femmes autant qu'elles, et que nous ferons en sorte que disparité autant que suñu pouvoir mën a ñu ko jox bi am dans les sociétés ñu mën a porter leur voix te ñu mën ci gis seen. Voilà mu nekkoon lenn ci ay donc exemple de femmes yi nga xamante ni c'est des femmes aussi leaders donc Sira Ndiaye bu Mbour ñu xamee ko si moom tam aussi ci ay activités politiques am bu baax a baax en tout cas cette nouvelle génération là yaakaar naa ne seen hargne bi ça se voit même vraiment disons à l'œil nu. Donc da ngay wax naa que la relève est assurée. Parce que je pense que ñoom Maman Marième suñu gisee di seen xel war na dal bu baax a baax a baax. ñoom ñii elles n'ont pas été mères mais elles ont joué un rôle important ci élection territoriale yi. ci campagne bi da ngay gis benn Sira Ndiaye yéeg ci kii na la tuddati ci oto di dox en basket di dox di dugg ci yenn recoins et coins yi à travers le photo nga xam ne ñoom ñu ngi liggéey comme góor bi nga xamante ne moom la ñu àndal force bi muy joxe énergie bi muy joxe c'est la même énergie la ñuy joxe pour que mën a am gagner élection bi nekkatul affaire de góor ak jigéen et elles l'ont compris. Tey soo jëlee benn Aïda Sopi depuis M23 Yacine mu koy wax sànq mu ne yàgg na politique xale la mais soo ko gisee da son visage da nga naan kii ñaata at la am parce que dafa yàgg ci politique ñu yàgg koo gis donc elles sont en train d'abattre un travail exceptionnel boo xamante ne je pense que ñoom ñi nga xamante ne je pense am na lu ñu gis ci politique njëkkee nañ ci politique am na mën lañ gën a mën wan yoon bi parce que ñoom seen problème lan la des fois ñu ne parti politique yi leaders yi il faut ñu gën leen dooleel je pense que ñoom ñu ngi dëgg seen bopp dooleel bi c'est à elle de prouver c'est vrai mais aussi comme ni ma ko waxee sànq problème de moyens dëgg seen bopp ci ay parti politique c'est important. Le grand problème tey mooy comment pérenniser cela parce que tey c'est des jeunes tey nan lañuy def ba am yeneen jeunes yoo xamante ne dañuy am même conviction qu'elle am benn fit bi nga xamante ne moom la ñuy am soo gisee benn Khadija Mayeko des discours qu'elle tient du ñëpp ñoo ko mën a tenir soo gisee benn Sira Ndiaye à l'hémicycle mu ngi ci deuxième magistrature du jeune de son âge moo ko mën a def donc je pense que maman tey am na benn message boo xamante ne mën nga leen ko jox loo xamante ne mën nga leen ko yokkee ba tey ñu mën a am yeneen Sira Ndiaye yeneen Aïda Sopi yeneen Khadija Mayeko yeneen Thérèse yoo xamante ne dinañ mën a voilà garder le flambeau. bu wóor message bi. bu wóor parce que yàlla dafa def xale yi ñu wone ba ci Thérèse Faye xaw ma ndax gis naa ko ci Thérèse Faye émission bi am déet mais ay xale lañu yi nga xam ne pour man li leen gën a màndargaal mooy seen formation politique mooy seen xereñte ci politique. Khadija Mayekor yàlla def na xaw ma ko physiquement mais dama xam yaayam ci takku ci fànn bi mu nekk ci wàlli crédit jàppale femmes yi ci mutuelle leadership boobu mu jànge foofu ma jàngataat ndax yàlla dafa def sama mag àllkan dafa nekk ci ñoom seen coalition boobu. apa àll. waaw mooy papa yi Sonko. léegi mu am ay xale yi nga xam ne dafa leen di jàngal école du parti. Khadija Mayekor moomu ci la bokk. ak beneen xale bu jigéen bi gagné maire. loolu nekk lu am solo loo xam ne nekk ci politique di dem di defi ji formation politique dafa am solo parce que parti politique yi fii ci Sénégal. fi nga xam ne fa la ñu gën a fayire mooy defatuñu formation politique école du parti je pense ma taxaw nag ci sama doom Aïda Niang félicité ko kontaan ndax mën naa wax ne
man sama génération ñooy bàjjani ay dañ may ñaan Khalifa bàyyam yal na ko yàlla xare àjjana. man ba ma bokkee PIT nekk ci UJDA Union de la jeunesse démocratique Albouri Ndiaye Khalifa moo nekkoon suñu président nekkoon suñu leader. kon Aïda dafa namp ci politique bi waaye nag du lu waay namp tànqati ko ndokk bi nga xamee ne guy jurul xattax ndax moom ki ko jur Khalifa guy la waaye moom Aïda Niang du xattax buy la bi nekk ci biir wuy. alors may wax ñaari yëf rek. en général jigéen ñi sama génération bi dañu naan li nga xam ne moo nekk seen tiit nekk seen problème mooy dañu defee ne amuñu relève. loolu dafa nekk thèse boo xam ne féministes yi jàngat nañ ko tàggat nañ ko. mais dama gis ne ki génération bii di monter ñàkk relève boobu en tout cas dans le domaine politique amatuñu ko. ay xale yu takku ay xale yu xereñ ay xale yu gëm ay xale yu bëgg a jàng ñoo fi nekk te ñoo génération boobu ñooñu moo tax ma ne lim yi tuuti na waaye xëcc bu daggut yëg si yàlla bu xëcc dagg. mais kon am nga ci yaakaar. bu baax a baax a baax. xale yu ndaw da nga gis Warkha la féministe la. bu Warkha baax xale la elle est conseiller municipal. bu baax conseillère municipale. bu baax maman am na beneen sujet beneen point boo xamante ne dama ko bëggoon a relever. ci Aïda moomu parce que elle a été deuxième ci première ci tête de liste après Barth moom muy ñëw. maintenant un débat se pose parce que tey nee nañ par rapport à la parité comme kii élection directe yi bokkul donc maire bi day écarté donc moom. dañuy bëgg a jël moom mu war a nekk premier adjoint au maire jox ko keneen de ce débat a été soulevé sur les réseaux nit ñi naan waaw je sais pas yow mën nga ñu expliquer par rapport à la loi le texte que dit la loi par rapport à cela xam nga loi sur la parité bi bu góor demee góor a koy remplacer ni ñu waxee ci suñu loi sur la parité ne boo defee jigéen teg góor boo defee góor teg jigéen bu góor demee itam góor a koy remplacer. bu jigéen demee itam jigéen a koy remplacer. noonu la ñu tëggee loi bi. terewul nag am na benn anomalie bu mag fii mu nekk nii. ci bureau municipal yi. voilà bi may ñëw ci rajo bi maa ngi dégg itam ñu naan ña ngay installé. mairie wu Dakar Barthélemy waaw. waaye Barthélemy ki nga xam ne moom la tabboon pour mu nekk ak kii. adjoint mooy Aïda Sopé mi kooku kenn woteelu ko ñi ngi woteel beneen nit am na ci mairie yi yu baree bari ak ci conseil régionaux yi ay bureau yi nga xam ne ñi fa nekk dañoo lànk ne respecté wuñu parité am na gis naa ne AJS association des femmes juristes mi ngi kay topp affaire boobu gis naa ne itam observatoire de la parité Fatou Kiné maa ngi saluer bu baax liggéeyam démb suivre naa ko ci télé bi muy wax bu baax itam ni mu ngi koy topp di ko saytu mais maa ngi wax observatoire de la parité Fatou Kiné ne ñun ñëpp mu ngi ci ginnaaw ñu ngi ci ginnaawam ba lu mu laaj ñu joxe loolu parce que nguur kenn du xaar ñu jox la ko da nga koy xeex kay foqat loi sur la parité bi dañu koo xeex ba jot ci kon li koy dëggal ak li koy taxawal maa ngi itam bu baax di nuyu Roqi Gassama sama présidente ci COSEF wax ne maa ngi gis itam taxawaay boobu ak formation yi ak itam fullaak faydaak Pastef bi ñu taxawee maa ngi seet itam caucus de la femme mooy ñoom Fat Sarr parce que loolu yëpp li muy tekki mooy pluralité boobu nga xam ne ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy xeex te war koo dëggal dama lay won ne li mu tekki mooy ñun jigéen ñi ni ñu paree pour dëggal suñu bopp effectivement am na maire yu lànk ne duñu ko def waaye dinañu ko topp ndax ca kaw la nit ñi toppoon nañu ko ba yoon jox leen dëgg te itam nag la nekkoon foofa moo nekk fii te bii yoon day wasaaroo waaw ndaxte
amoon na fi yu xewoon yoo xam ne taxawaloon nañu ba pare te terewul ba nit ñi demee tribunal dañ ko defaraat yoon defaraat na li ñu cërale ci waxtu bariwul donc mais il faut ñu teg benn élément bi nga xamante ne élément bu am solo la mooy wàllum présidente de conseil départemental waaw nañ koy waxee ndaxte c'est la première fois au Sénégal ay jigéen jiite conseil départemental ñetti jigéen lañu nag kenn ki ma nga ca Tivaouane Seynabou Gaye Touré moom tamit amoon nañu vraiment yéene invité ko émission Libidor ca Koungheul Socé Diop tamit moom moo fa jiite conseil départemental bi ca Sédhiou Annette Seck Ndiaye moom moo jiite PNA pharmacie nationale d'approvisionnement moom sax suñu reporter di Habib Faye seeti woon na ko pour aussi ñu xam profilu ki nga xamante ni léegi moom moo jiite conseil départemental bu Sédhiou ñu xool reportage bi ànd ceeg Habib Faye. Annette Seck Ndiaye la tudd fukki at mi ngi nii moom mooy jiite pharmacie nationale d'approvisionnement gannaaw ba mu nekkee fële ca l'hôpital Dantec dafa ay at moom tey moo toog ci biir barab bi njàngam sorit lool waaye mu doon koo xamante ne ab royuwaay la fii ci biir réew mi waral na itam ndombol tànk gi mu am ko bés bu xëyee fii lay ñëw. xëy na ñu xamul société sénégalaise la parce que xëy na ci entreprise yi mu ngi gën a di bare mais ci suñu société sénégalaise jigéen ñi nekk nañ fii ay reine xam nañu ne am nañu ay reine parce que pour man ku ci nekk ci ñun da nga war a nekk modèle yow da ngay am ay référence te ci loolu ngay sukkandiku pour fexe ba nga xam ne lépp looy def nit ki mën cee roy ëllëg. li ko may bokk na ci liggéey dëggu waaye itam njàmbaarteem. indi trait de caractère yoo xam ne dana indi ay frein seen ay diggante ak ñi nga xam ne ñu ngi leen di administrer te loolu warul am man en tout cas gisewuma ko noonu maa ngi liggéey ci structure bi am naa presque 200 nit yoo xam ne maa ngi leen di diriger danaa fexe ku ci nekk ci ñoom nga def li la war ci entreprise bi te du tee lu ma war a wax ak yow dinaa la ko wax. mère de famille la waaye ku engagé la itam ci wàllum politique la ko ci tax a dugal bokk na ci gën a defaraat jikko yi waaye def politique ci beneen anam. def politique autrement parce que population yi yaakaar nañu bu baax a baax man de loolu laa gis naa ne sama candidature bi jigéen yi ñoo ko porté mais population yi aussi tout sexe confondu porté nañ ko. fi mu nekk nii sax conseil départemental bu Sédhiou moom mooy njiit li ñu fal ko mu nekk ci mandaawum bu njëkk donte sax élection yi metti woon na. dama bëggoon jigéen ñi nga xam ne aussi ñu ngi nekk dans l'administration wala nekk ay dirigeantes nekk ay leaders ñu gën a dugal seen loxo ci politique bi parce que xam naa ne jigéen ñi dañuy bañ ku leen caricaturer. jigéen dafa war di am taxawaay waaye itam doon koo xamante ne kuy jiital la te nit ki bu ñu la jiitalee faaw nga am tànk yooyu doxee muy ay kàddoom. parce que très souvent ñun intellectuels yi dañuy jox ay responsabilités ñu ciy liggéey di ko réussir mais kuréel yi nga xam ne foog nga dugg peut-être xëy na ci politique pour mën a accéder ci kuréel yooyu duñ ci nekk parce que ñun jigéen ñi intellectuels yi dañuy xalaat yu bare bañ yu bare ba nga xam ne xëy na loolu moo ñuy mooy tax duñu ci dugg. intellectuels yi jigéen intellectuels yi ni man dañuy am toujours réticence que ci politique rek am na nuñ lay tuddee muy politicien te boo nee politicien rek wax boo xam ne du doon waxu dëgg. nañu ko fekkee ci biir bureau mu toog moom jamono ji ñaari casquette la yor mu nekk ñaari liggéey yoo xamante nit fas na see waslu ak am képp ka nga xam ne jigéen la ñu gën di la naw foo mën a féete. di remercier bu baax a baax Habib Faye ci reportage bi permettre nañu ñu gën a xam ki nga xamante ni moom mooy Annette Seck Ndiaye bu PNA déjà rek pharmacie nationale d'approvisionnement jiite ko yombul donc waxatuma conseil départemental bi nga xamante ni bu Sédhiou moom moo ko jiite di ko ci féliciter bu baax a baax donc Marème Touré gis nga jigéen ñi léegi wax naa la ko. commencé nañu vraiment di am doole. ba la première fois au Sénégal quand même ay jiite di ay jigéen di jiite conseil départemental.
lu am solo. parce que loo bëgg a doon lu nekk da nga ci wut modèle bu jigéen ñi doonee député taxaw fa taxawaay yu rafet loolu dugguñu ci bii yoon mais xam naa ni bu ñu jëmee ci élection législative yi dinañ ci jëm. parce que waaw bari na ay jeunes. ba pare bari nag ay jigéen yi nga xam ne dañ ci nekk taxawaay bu doy waar. maa ngi jaale itam Jeeba présidente commission des lois assemblée nationale te gaañu. waaw dama ko daan suivre ak benn plaisir boo xam ne mënuma koo sax wax parce que cette dame quand elle prenait la parole en toute hauteur en toute grandeur en toute maîtrise de ses dossiers et en toute éloquence et en toute élégance dafa daan def fierté jigéen ñëpp mais boo xoolee génération boobu ci biir parti opposition yi ak ci biir mouvance présidentielle bi ma sargal itam sama doom Adji Mergane Kanouté ak taxawaayam ci débat yi ci défendre li nga xam ne moom la gëm ak camp bi nga xam ne moom la gëm ma xool génération boobu yëpp xale boobu suñu doom ji xale bi Ndiaye xool Soda Ndiaye xool xale yooyu yëpp mais loolu daf lay jox benn plaisir boo xam ne dañu daan wax ne jigéen ñi li ñu jàngul école ba sori c'est-à-dire c'est leur retard en matière d'éducation et qui fonde leur retard en matière de promotion politique mais voilà une thèse qui est totalement démentie par cette génération de leaders femmes que nous connaissons. Annette Seck man ci sama bopp miinuma ko ci intimité waaye dama ko dugal ci sama biir xol ndax liggéey bu rafet bi mu doon liggéey ak dalam ak qualité wu leadership bi nga xam ne moom la incarné. Socé Diop Dione wax dëgg yàlla ku ko xamul itam xam nga ne Socé gaynde la dégg nga ko xam nga ne Socé liggéeykat la xam nga ne Socé dafa am pugnacité alors troisième bi mooy kii la nu mu tudd Seynabou Gaye Touré ci Waawan xam nga Seynabou Gaye Touré moom laa doon wax sànq ne voilà une dame qui a vraiment marqué sa génération tey jii bu fekkoonte ni ci beneen gox la dëkk xëy na maire ba lay doon bu nekk présidente conseil ba waaye présidente conseil boobu mu doon kenn ku nekk xam na ni mate na ko alors bu ñu yàggee am exemple yooyu du démultiplier wu mais dinañu dem ba ci kanam gisoon nañu fii jigéen ju nekk premier ministre gisaat ko fi mais dinañu dem ba gis jigéen ñu laaj leneen sax macha allah te bu boobaa dañuy am légitimité. lu am solo la en tout cas merci beaucoup malheureusement le débat est passionnant mais li ñu cërale woon si waxtu peut-être jeex na nee naa bi moom day nekk première émission ñu nar a def suite bi deuxième émission ndaxte kenn du doyal ci Marème Touré mais bon malheureusement donc émission bi waxtu bi donc jeex na peut-être une question bu sew rek. waaw question bi may wax bu sew bi mooy sànq li mu wax dafa am solo c'est-à-dire suñ demee ba diagnostiquer un problème duñu ne débat bi dañuy stigmatiser wala wax ne jigéen ñi nañu dellu ca wàñña mais comme on a diagnostiqué un problème ñëpp ci war a toog mais le sens de ma question était est-ce que du profit bi ambition bu ëpp bi tey moo tax ñuy bëgg a fàtte l'essentiel parce que quoi qu'on puisse dire la femme et je reste toujours sur ça même si je suis de cette nouvelle génération la femme a un rôle essentiel et ces femmes politiques yi ñu wane cette jeune génération koo ci laajoon tey dina la wax loo xam ne tey soo doon def diagnostic bi da nga koy laal tey pour arriver à ce stade là il faut être ñëpp xam nañ li politique laaj il faut être à des réunions tout le temps il faut participer à des réunions parfois dafay laaj nga voyager parfois dafay laaj nga def sacrifice sur le terrain donc benn moment je me dis soo demee ba ne da ngay def politique ba ne da nga bëgg a def femme leader da nga war a pare sa bopp ne am na sacrifice yoo nar a def dans ta vie quoi qu'on puisse dire contribution la de donc est-ce que aujourd'hui pour ces secteurs pour ces domaines war nañ ci xaar autant de femmes Yacine j'adore Yass encore une fois le message que je t'envoie est un message que j'envoie à toutes les filles de ta génération benn ambition ëppul
benn siis fii ci Sénégal jombuñu réyul ba jigéen fees ko terewul nag maa ngi lancé sama doom yu góor yi ak sama doom yu jigéen yi ne lu waay bëggati lu nekk na nga ko fagarul na nga xam la muy laaj nga jox ko ko nga wuti ko bien sûr. alors loolu ngay wax nag ne dañoo war a dellu ci responsabilité yar gune yi góor ñi ak jigéen ñi ñoo war a dellu ci responsabilité yar gune yi kër bu amee ni alpulaar di wax jam suudu dafa am jam gàlle jom gàlle nag ak jom suudu complémentaire dañu bokk ci responsabilité wu defar gàlle defar boppu nit ñi xale yu góor yi ak xale yu jigéen ñi nañu ko njëkkee ci defar suñu famille ci loolu nag maa ngi am yaakaar parce que trahiwu ma benn secret bu ma waxee fii ne président Macky Sall mi ngi santaane gëstu bi nga xam ne Fatou Sarr ngi ko yor ak université yu bari yi mu àndaloon pour ñu seet naka la ñuy amee politique gu famille tabax famille bi mais Yacine tabax famille boobu bu mu tax ba kenn def ci sa bopp ne yow Yacine mii benn ambition ëpp na ci yow mën ngaa doon borom néeg am borom kër am njaboot yar leen liggéeyi xaalis politique yor sa martaba te lépp nga doxal ko waajal ko nag waaw dama la bëgg a wax ne yenukat yi xaddeen Yacine dañuy yégoo jigéen ju nekk war ngaa mën a waxanteel ak ka nga xam ne kii moom nga nekkal waaye góor gu nekk war ngaa mën a waxanteel ak jigéen ja nga xam ne moom nga nekkal famille buñ ci nekkee kii bu jàppee fii kii jàpp fii kenn ku ci nekk la nga xam ne boo ko wutee nga jot ca ka nga nekkal war naa am ngoru jàppale la ca fii ci Sénégal bariwul ñu gis fi benn góor boo xam ne dafay wuti dara te ay jabaram ak ay jigéenam ànduñu jàppale ko ca ñoom itam nañu am ngor goo xam ne bu seen jigéen wala seen jabar dee wuti dara nañ ko ca jàppale ba mu taxaw Mariam xoolal chef d'entreprise yi dañuy nekk chef d'entreprise te ñëw ci buntu kër gi teg seen daal chef d'entreprise nekk femme au foyer toppatoo seen kër yi ba mu baax toppatoo njaboot yi loolu moom vraiment voilà loolu moom c'est loolu ñun dañoo mënee ci bii boor mënee ci bee boor voilà sama waaja Alaaji Iba Der Thiam yal na ko yàlla xare àjjana da daan jàpp di leader ci biti ak di ma jàppaleeg di ma puus sama baay Alaaji Saliou Touré yal na ko yàlla xare àjjana da daan jàpp di jàppale aji Roqaya di ko puus àll kay de sama mag jee noonu lay def ak aji Kiné loolu laa bëgg loolu maa ko fekkee tubaab preuve la bëgg boobu maa ko fekkee waaw kay en tout cas merci beaucoup ça c'est une belle bu sew bi baax na bu sew bi loolu nekkoon bu sew bi man je voudrais juste wax la ci nouvelle génération man moom dama bëgg ngeen pousse nouvelle génération ci instance de femmes yi moo nekk organisation de femmes à l'international ngeen gën leen a pousse loolu c'est un message boo xam ne dama leen ko jox yéen a leen ci jiitu ñoom elles ont de la compétence xel baa ngi fi lépp a ngi fi ngeen gën leen pousse comme ça ñu mën a assurer aussi la relève ci foofu inchallah voilà bu baax a baax te yéen xale yu neex a pousse ngeen ndax da ngeen a rafet macha allah merci ba beaucoup pare macha allah merci yal na leen yàlla bàyyi ak seen jikko bàyyi leen ak seen xam-xam bàyyi leen ak seen i conviction bàyyi jëy na ba nag ak xelam ak xalaatam ak émission wam ak li nga xam ne moom laa bëgg mu def macha allah merci beaucoup Mariama Touré en tout cas dañuy remercier aussi Adja Serigne Fallou xam nga sànq ba nga dikkee